jëf kontaan teewaat fii ci waxtu wi ci soir d'info di leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay dinañu ñëw nag si ñaari ponk ni ñu koy defee saa su nekk rek ci bile émission tànn ñaar yoo xamante ne daañ ci indi ay borom xam-xam ñu teew fi ñu waxtaanee loo xam ni jàpp nañ ne askan bi dina ci jëlee njëriñ moo tax nag tey dinañu ñëwaat ci liggéey bi nga xamante ne ni kii di waa plateforme aar li ñu bokk def nañ ko mu nekk nag loo xamante ne nii dañ ko yëkkati ngir fexe rek indi ay taxawaay bu am solo ci nañu yoree amu yenn ci ressources yi nga xamante ne mi ngi ci réew mi dinañ ci ñëw du ñàkk gën ko yaatal ak kenn ci ñoom di Daouda Gueye bokk ci plateforme boobu fi teewee it ñu waxtaan ci liggéey bi nga xamante ne doyen des juges sumb na ko ci wàllu affaire Petro-Tim loolu yëpp ci ñaareelu pàcc bi lay doon ci li nga xamante ne rek moo di li di dossier 94 milliards yi daañu ko waxtaanee waaye bu ñu noppee ci journal bi loolu yëpp dinañ ci ñëwaat xibaar yi ci wolof fii ak ca Tiwaawoon dinañ ci ñëwit ak rédaction bi dinañ ñëwit ci pàcc bu njëkk bi jagleel ko gàmm gi ndax nag ñi ngi ci loo xamante ne di des bëreetul ay waxtu rek mën nañ ko waxee noonu ndax tey mooy bés bu mujj ci burdu bi buñ ci noppee noppalu benn fan samedi bi ñu jublu ci gàmm gi dinañ teew foofu noonu fekki fa ki nga xamante ne mooy Pape Djibril Fall teew ci bërëb ba ngir rek ñëwaat ak ñun ci li nga xamante ne rek mooy la fa mujj ca dëkk ba balaa may ñëw si moom dañuy dalal suñu gan di professeur Mbaye Thiam nekk jàngalekat ca école des bibliothécaires archivistes et documentalistes nekk it ku bokk ci comité scientifique bu cellule Zawiya Tidiane kilifa gi dalal jàmm ci plateau ñu ngi lay nuyu Ndeyaram di nuyu sama jigéen bu baax bi Binta Diallo. Binta Diallo ñu ngi koy defee jeudi bu jot teew fii moom it. Binta maa ngi leen di. maa ngi lay fay bu baax Aram Touré kontaan di tase ak yow alxamis bu jot di nuyu itam sama càmmiñ ju baax ji Mbaye Thiam xam ne ànd nañu ci yenn au fait d'armes yi waaye daf naa dina ma suturaal tey. d'accord alors ñu dem ca Tivaouane fekki Pape Djibril gannaaw ba ma la nuyoo bés bu mujj bi naka la dëkk ba tëddee jamono ji ndax nit yi tàmbali nañ faa bëri waaw wala déet. Aram maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi nga xam ñoo ngi topp Soir d'info depuis fi nga xamante ni moom mooy Tivaouane di nuyu Soxna Binta ak sunu professeur Mbaye Thiam bu baax a baax effectivement affluence bi am na fi mu ne nii bu baax a baax. nit yi comme niñ koy defee jamono bu nekk ñoo ngi jógee rek ci ay barab yu fasantikoo ci biir réew bi waaye ci bitim réew di ñëw di fekke si li nga xamante ni moom mooy gàmmu gi waaye li nga xamante ni tamit moo gën a créer affluence bi mooy burdu bu mujj bi nga xamante ni tey fas yéene nañ ko amal fi nga xamante ni moom mooy Tivaouane mu nekk ay moment yu fort yu intense yoo xamante ni ci wàllu jàng ak jàngale la ndax ko xam Seydi Hadji Malick xam ko ci jàng ak jàngale di fàttali ne burdu au-delà des déclamations yi rek Aram ay séminaire yu am solo la te xam naa professeur Mbaye Thiam dina revenir ci séminaire yu njarnde boobu nga xamante ni bu amoon solo la donc loolu tamit ci wàllu orthodoxie moom moo xew fii waaye niñ ko matérialiser fii ci Tivaouane Aram mooy ay ci comité scientifique bi def nañ ci ay taxaw seetlu yu am solo ci ay mbir yoo xamante dafa interpeller l'avenir de la nation rawatina li nga xamante ni moom mooy l'éducation ak li nga xamante ni mooy wàllu mendicité xale yi nga xamante ni nguur gi dafa mel ni jéem na ci ay jéego yu bari waaye la démarche tant que inclusive ñu boole ci ñi ci war a boole ñëpp rek donc xam naa ne dafay jafe lool pour ñu am ci solution loolu moo tax ay table ronde ay atelier yu am solo am na fi te loolu mooy baaxu maamu burdu bi ndax ay jamono la yoo xamante ni ñi nga xamante ni Seydi Hadji Malick daan na leen yebal ci biir réew mi dañ daan daje fii nga xamante ni moom mooy Tivaouane ngir ñu daal di yeesal nag li nga xamante ni moom mooy liñ leen joxoon ci ay dars ngir bu ñu delloo gën a mën a wëyal liggéey bi. leneen li nga xamante ni Aram am na fi si wàllu disposition sécuritaire déployé nañ 2086 agents la ñu déployé ci làmmiñu ki nga xamante ni moom mooy le général Abdoulaye Diop. ngir nit ñi mën a gàmmu ci anam yu mucc ayib sapeur pompier kazalika ñoo ngi sant yàlla ndax boobu ba tey li nga xamante ni tamit moom mooy accident yi takkoogul lool te ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan tamit dafa mel ni ci information yi ñu amaguñ ci donc loolu ñu ci sant yàlla bu baax di gën a ñaan tamit ñi nga xamante ni ñoo nar a rallier dëkk bi surtout 48 heures yi ñu daw ndànk dal ndànk. Papa balaa ñu laa bàyyi rek tey dégg nañ ci ay xibaar ne dafa am ñu doon ñaxtu di ñaawlu li nga xamante ne mooy ñàkk assainissement foofu ca Tivaouane ndax lu wér la. ñàkk. assainissement.
waaw loolu ci président ci boppam moom moo ko constaté te CRD bi tamit loolu nekkoon na loo xamante ni lu ñu constaté la woon la waaye comme jamono yi kilifa yi dañ fi faral di ñëw l'occasion dafay am solo trop pour ñu saisir ko pour rappeler ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi engagement yooyu nga xamante ni dinañ ko jël dañ ko war di respecter li nga xamante ni moom mooy à la lettre pour permettre nit ñi suñu ñëwee ñu mën a def seen gàmmu seen dal yoo xamante ni yu mucc ayib la te loolu je pense que ne c'est dans ce cadre là mais fi mu ne nii Aram li nit ñi tal dëgg-dëgg mooy nan la ñuy def ba egg ci guddi gu sell googu màggal ko ci na mu gën a mucc ayib léegi nag xëy na fàttali nañ ñi ñu war a fàttali kii nga xamante ni moom mooy xalif général di Serigne Babacar Sy Mansour tamit saisir na opportunité bi fàttali ci wàllu dem na sax ba fàttali l'emploi des jeunes donc bàyyiwul benn fànn ci fànn yi nga xamante ni dina intéresser la vie des pèlerins au quotidien pas de façon conjoncturelle mais de façon très très structurelle Aram. jërëjëf Pape Djibril Fall dinañu ñëwaat ci ñoom ci kanam tuuti du ñàkk gën a yaatal ak ci xibaar yi kit pàcc bi nga xam ne moom la ñu jagleel français bi waaye balaa dara ñu ñëw ci professeur Mbaye Thiam bés bu mujj ci burdu yi muy 10 jours yoo xamante ne ni def nañ ko di ñaan guddi gi solo su burdu lan la ci gàmmu gi. burdu de jërëjëf Aram naa bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi évoqué loo xam ne lu am njëriñ la ci suñu réew mi ndax dafa bokk ci yi nga xam ne bu ëllëgee bu yàlla lëñbët nit ñi dina wane ne contribution la boo xam ne ay sénégalais de souche ñoo ko def ci rayonnement wu l'islam moo di burdu bii nga xam ne maam Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu moo ko taxawal Tiwaawan keroog ba mu sànnee gàmmoom gi 1902. ñu koy amal ci jumaa yu bëri. ñu di ko defal ci bu njëkk dañ daan ñëw Tiwaawan mu dem ba nit ñi song ko ba mu law ba xajatuñ Tiwaawan Mawlaay Abdou Aziz Al Amine yàlla na yàlla yokk leeram ne nag nit ñi gàmmu fu ñu nekk ci Sénégal ba mu des bés bu mujj bi ñu tase Tiwaawan ndax nit ñi xajatuñ Tiwaawan dañ daan def bu burdu commencé Tiwaawan fees ba nga xam ne gàmm sax dootuñu ko xalaat ndax burdu moo tax ci dans une démarche stratégique mu ne nañ koy burdu ci dëkk yi di ko burdu ci quartier yi di ko burdu ci jumaa yi ba léegi am na ñoo xam dañuy burdu ci seen kër ci kër yi su ko defee ñëpp mën cee bokk njaboot gi bokk ci ba ñi mënta dem Tiwaawan vivre ambiance su Tiwaawan li nga xam moo fay xew mais burdu ci boppam moom Seydi Hadji Malick moo ko taxawal am 1902. te média yi tam ñu ngi ciy joué rôle bu am solo ndax léegi moom nit ñi dafa mel ni sax fa la ñu nekk. su ci média yi nekkutoon du tee mu jëm kaw waane nag wax dëgg yàlla li ko taaral média yi ci lañ bokk ndax nii réseau de télévision rajo yi di def léegi ci réew mi. day yokk taaru l'islam maanaam bu nit ñi jëmee Touba pendant une semaine ñu taxaw ñu dem Touba def ay équipe nekk ci biir dëkk yi di wër bu Tiwaawan jotee ñu ñëw Touba def fa seeni équipe nekk ci biir dëkk bi di wër di taseeg nit ñi di dem ci kër sëriñ si di dem ci kër muxaddam yi loolu day yokk ci parce que nag diine loo ci gis mooy transmission de message fa zakir la yàlla waxoon yonent bi fa inna zikra tanfa'ul mu'minin jot li nag boo koy def ci sa baat dina jot mais buñ koy def ci rajo ak ci télé ak ci journal ak ci internet ci lay gën a jot parce que léegi nit ki fu mu mënti nekk ci Sénégal war na mën a bokk ci burdu fu mu mën a nekk ci àddina mën na nekk ci burdu mais loolu nag médias yi ñoo ko fi def ala kulli alin nag fokk ñi nga xam ne ñoo séq mission bii nga xam ne moom leen yàlti ñu di leen bàyyi xel. yaa ngi koy wax sànq nga ne 1902 la ñu commencé def gàmmu ca Tiwaawan tey jii bari na bu ñuy compter xayma bu ñuy def xayma ci at yi tey jii bu ma la bëggoon wax nga tënkal ma tey bu ñu doon wax à l'heure du bilan peut-être lan lañ mën a jàpp ci mission boobu nga xam ne moom la Seydi Hadji Malick Sy jógtee woon. xam nga maam Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu addinaam yëpp jaamu yàlla la mais jaamu yàlla dans un contexte très spécifique. ndax nag Tiwaawan 1902 la Seydi Hadji Malick installé bi muy installé Tiwaawan fa la fekk Demba Sall chef supérieur du Kayor nga xam ne nguur gi jeex na tubaab bi nangu ko ci Lat Joor rey ko jox ko nguur gi fa la fekk chef de canton bi nga xam ne boo chef de commandant de cercle bi nga xam ne boo gisee cercle yi ci Sénégal yi ci gën a rëy Tiwaawan la woon diggante Ndar ak Ndakaar mu ñëw diggante le pouvoir colonial et le pouvoir traditionnel mu samp fa
mission bi jóge Njaar di ñëw Tiwaawan nga xam ne kon première mission moo doon fexe ba ñii nga xam ne daf leen fekk ci ceddoo nan lay def bu boole leen ci diine ji boole leen ci tarixa ñii nga xam ne dañoo not réew mi moom ko mu fexe ba su mënta ñàkk a jàmmaarloog ñoom it jàmm dox diggam ak ñoom ba duñ ko tardé stratégie boobu la Seydi Hadji Malick taxawal soo gisee burdu bi ñu di ko def fukki fan noppalu gàmmu mu xaddam yi mu tasaare woon ci Sénégal bi muy jógee Njaarnde plus de 872 ñi ngi naan 875 mu xaddam la ñu tasaare ci réew mi ku nekk nga dem ci béréb boo xam ne yaa fay Maodo mais da nga faa fekk chef de village fekk fa chef de canton fekk fa chef de subdivision fekk fa ay lii fekk fa ay laa mu bëgg bu nu ñëwee nag Tiwaawan 10e jour bi ñuy noppalu moo doon le jour du séminaire nit ñi dañuy compte ñëw ak seen rapport man kat fa ma nekk ka ma nekk lii lañ séq jàmm lañ séq wala séquñ jàmm ñu ngay def nii ñu defaraat stratégie bi nga xam ne moom daf ne woon ala kulliyaalin ci jàmmoo ak ñi mu dëkkal ci la mën a taxawal ñaareel yëf bi moo di Maam Seydi Hadji Malick dafa def loo xam ne néew na ci soo ko doon wër ci réew islam yi nga gis ko moo di defar benn gëstu ñu tudde ko poème mais du poème rek gëstu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee leer nga xam ne nekk gudd nit ba bi ñu koy suul muy wax kan moo doon sotti ndox bi ñu koy sang bi ñu koy gasal kan moo doon gas ak lépp wax ko muy un poème de 1600 vers Xilaasu Zahab bu ni woon nit ñi Tiwaawan mu ñëw muy burde Xilaasu Zahab dañuy wax ne Maodo woote mu jël Xilaasu Zahab boobu teg fële jël miim ya nuun ya teg fële jël poème Busiri bii nga xam ne au 13e siècle la ko borom tëggoon di ko ndokkale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon nañu burde kii nga xam ne lu mu téeti bokkul ci ñun mais day wone yàlla à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam li nga wax ci xam-xam am na si ñu bëri ñoo xam ne tey maîtriser wuñu loolu ndax lii bokk na ci li ñu intégré ci histoire générale du Sénégal bi nga xamante ne absolument histoire générale du Sénégal du histoire des religions du histoire des tarixa mais gis parce nañ que coow yu bëri ci jib looloo ko indi mais histoire générale du anthropologie kii aussi maanaam gëstu lépp au détail mais li ñuy bind ci histoire générale du Sénégal bu ñu àggee ci chapitre yi nga xam ne day taxawal tarixa yi il faut ñu taxaw ci parce que loolu bindagul ko dañ ko junj ci benn livre bu génn muy volume 7 bi bu ñu àggee ci bind ci tarixa yi fokk ñu taxaw ci lu yàgg parce que tarixa yi ñoo fi samp diine ji bu leen fi diine ji fekkutoon day toxu dem feneen Sénégal diine ji ñëwu fi rek au 6e siècle c'est que diine ji ñëwul Sénégal rek feneen la dem ak Sénégal mais li tax mu yàgg fii mag ñi dafay fekk d'abord ay melokaanu société ay jikko ak une stratégie interne boo xam ne bii moo ko li ñuy wax domestiqué ba l'islam nekk tey diine joo xam ne boo ñëwee Sénégal da ngay def ne fii la juddoo loolu tarixa yi ñoo ko fi def. est-ce que ni ñuy jottalee tamit histoire bi amul baaxul ñu taxaw si parce que am nañ tradition orale am nañu écrite et tout te ñun si suñu société dañoo baaxoo di wax ci wax bi nag yenn saay ñu baal ma ci la ma ko sañ wax xëy na mën nañu embellir dara sax fekk amul loolu tamit ndax paramètre boobu nañ ko bàyyi xel. xam nga histoire nit ñi dañ koy jaawale ak lépp lu mag di nettali li mag di nettali lépp du histoire. histoire discipline la boo xam ne dañ koy jàng ni ñu jàngee mathématique ak médecine ak science physique mu am méthodologie am ay process booy bind thèse d'histoire comme Mbaye Thiam da ngay seet d'abord sujet bi ndax boo ci bindee wax ci dina am njariñ parce que histoire mooy nett li loolu démb luy am njariñ ren tey pour mën a préparer demain suñ d'accord ci loolu ba pare nag ñu ne ndax li nga bëgg a bind am na ay firnde yu wóor yoo xam ne boo ko bindee ku ci duut baaraam nga ne déedéet lii ak lii ak lii moo tax ma wax ma bind ko bokk na ci nag déeti tradition orale parce que am réew bu ñu du bind dañuy wax mais nit ñi dañoo xamul ne lépp lu mag di wax rek du tradition orale tradition orale mooy li historiens yi tuddee les textes oraux dañuy fekk lu xewoon démb am ay témoins am ay firnde ñu ànd ci ñoom ñu tënk une version tabax ko ba nga xam ne
den ko dugal ci ay famille yoo xam ne yii den ko mën a jottali di ko jottali ni alxuraan ñëwee alxuraan ba mu ñëw binduñu ko woon. mais est-ce que jafewul aussi nga jël tradition orale nga bëgg ci bind loo xamante ni c'est objectif parce que tradition orale la ñu wax maanaam dañ doon wax dëgg la mais aussi gis nañ ne bi histoire générale du Sénégal bi ñu ko bindee coow li mu jur dafa wane ne tarixa yëpp dañoo bëggoon xëy na ñu jox leen ñoom seen bopp ñu bindal seen bopp seen propre histoire est-ce que loolu aussi c'est possible. loolu suñ ko bëggee laajul ñuy demander autorisation historien yi parce que ku bëgg a bind ci sa maam da nga mën ngaa bind ci sa maam mais histoire moom ay historien ñoo koy bind. il faut que soit clair gis nga réew mi nag Binta journaliste man damay jàngale man duma journaliste donc métier journaliste dañ koy bàyyee journaliste yi ñu def ko métier géographe ñu bàyyee ko géographie lenn daal laa xam ne moom munta ñàkk moo di boo bëggee bind ci maam yi diw ay sëtam nekk fii di nga dem wax ak ñoom lan lay wax am na ci loo xam ne lii yow mii historien da nga xam ne lii histoire la am na ci loo xam ne yow mii historien di nga xam ne lii du histoire parce que nag ci biir famille yi muy famille royale famille coutumière famille religieuse dafa am loo xam ne lii mag ji dañ koo tënk muy une vérité vraie am ci loo xam ne lii taalibe yi ñoo xër di ko wax amul cëslaay loolu historien du ko bind par contre benn historien sérieux nag du bind ci benn famille nit ñi bokk ci famille bi di dund te demoo laaj leen ndax ñàkk lu ñu waxante ci seen biir baag si buñ la ko waxee da nga koy confronter ak d'autres traditions orales confronter ko ak lu ñu bind confronter ko ak lu ñu gis te binduñu ko te mu mën a taxawaayu bind xam nga bu ne la sama maama tabaxoon tabax sàngam mais boo demee fekk fa tabax ba wax ji jeex na man ngaa gis nañ ko tabaxee boo demee tey yang-yang tabax ba fa Bouna Ndiaye tabaxoon ma nga fa tabax ba fa Albouri Ndiaye tabaxoon ma nga fa mais boo demee Dexale loo fekk dara mais am na mag ñu fekke woon Dexale nettali seen i sët ñu nettali seen i sët ñuy nettali seen i doom ba tey nettali nag fokk muy am lu ci taq lu ci bokk te bokk ci woon ak lu ñu ci yokk ak lu ñu ci yokkut mais historien nag la ñu jàngal li ñuy wax méthodologie de l'histoire bi nga xam ne li la nit ki wax doo génn rek ne Aji Binta nee na kon loolooy dëgg gi da nga koy mettre à la critique des sources à la méthodologie de l'histoire parce que amul lenn loo xam ne historien bu sérieux dina ko bind te bàyyi fa source boo xam ne bii ëllëg ak si biir dina mën a wax ci lii la sukkandiku pour bind ko ba tax na ñaari yëf moo mën a am bu fekkee dañuy bind histoire générale du Sénégal ala kulli haalin sunu histoire récente li ci gën a fés mooy taxawaayu diine ci réew mi lu si historien yëpp d'accord. tey jii lu ma gënoon bëgg a xam Aram moom mooy lu tax mag ñi fi nekkoon def nañu dund ak colon yi dund nañu façon bu ne mais ils ont pu quand même échapper à l'école française mais tey jii ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ñëw après des siècles après tey ñun école française la ñuy tiitaroo te ñoom éducation islamique ci lépp lu ñu mus a def ci loolu lañ basé wu comment ils ont pu faire quel a été leur secret. loolu moo doon suñu temu cellule Zawiya Tidiane démb ci Tivaouane ci lañ yendu te ak tey jii la problématique de l'éducation au Sénégal Binta yàlla dafa ñoo defal trajectoire historique maanaam bi tubaab bi indiwu fi jàngale dafa ñëw fekk nit ñuy jàngale bi tubaab bi ñëw ci réew mi fekk na depuis au moins le 6e siècle mag ñi di jàngale mu ñëw ber am njàngam nit ñi bokk ci bu ñu demee ba am indépendance 1960 bu ñu toogoon ne ñun kat léegi tubaab bi moo fi indi école bii fekkoon mag ñi indi woon fi école luy différence bi moo di tubaab bi day jàngale mag ñi dañuy jàngale di yar c'est pas la même chose kii day jàngale xam-xam la lay jox mais mag ñi ñoom dañ lay jàngal yar la tarbiyal la bi maanaam dañuy jiital jikko ci xam-xam ndax boroom xam-xam nag bu jikko ji rafetul caay-caay da koy yomb moo tax ñu di la tarbiya bi ñu amee indépendance tooguñu def le bilan de notre parcours historique ne mag ñi nii lañ daan jàngalee tubaab bi mu ñëwee nii la doon jàngalee ala kulli haalin mag ñi li ñu doon jàngalee am na ci lu baax tubaab bi li mu doon jàngale am na ci lu baax nan la ñu mën a boolee ñaar yu baax yooyu ba defar école boo xam ne mooy suñu école Sénégal boo xam ne ñun comme dañoo àndoon ak mag yi
ànd ak tubaab yi. ku ci nekk ñan ñoo waroon a toog tarixa yi wala. non non les pouvoirs loolu publics yëfi gouvernement la. ok bi ñu amee indépendance dañoo jël école tubaab bi def ko muy suñu école bàyyi fi école bu ñu demee ba tey ñu naan modernisation des daara naan école de kii traditionnelle école kii loolu c'est parce que dañoo deful le bilan de notre parcours éducatif. ci li nga wax ni lan la si Maodo jàngale ci école te xam ni tey mun nañ ko jëriñoo ci suñu système. d'abord jikko Seydi Hadji Malick ba ne ko tabax daf ne tabax bi ci gën a baax mooy tabax nit. defar nit ki ba nga xam ne yàlla dong lay topp yonent bi dong lay roy loolu mooy la préoccupation principale de Seydi Hadji Malick. premier livre bi mu bind moom Mayoro avant muy bind ci yonent bi bind ci diine bind ci tarixa bi lim njëkk a bind le premier ouvrage c'est un ouvrage de sociologie la connaissance de la société sénégalaise mooy lan li fi nekkoon li mu fi fekk ay buur ay caste ay kii nan la ñu mel ba nga xam ne soo leen bëggee jële ci loolu yóbbu leen ci yàlla fooy jaar ak ñoom moo tax parce que nit ñi boo leen bëggee transformer tax xamoo ñooy kan doo leen transformer da ngay bës ba mu damm loolu moo tax bi mu xamee ñii mu siqal ñooy ñan ñii làkk tukulóor fii ñii làkk séeréer fii ñii làkk wolof fii nan la ñu mën a def ba lan la ñu bokk loola mën a boole yooyu la mag ñi indi ci réew mi defar ko muy école boo xam ne bii ala kulli alin comme li ñu wax démb ci suñu séminaire cellule Zawiya bi boo defaree xam-xam ba nit ki xam parce que jaamu yàlla moom mënoo ko def ci loo xam. mais mi ngi mel ni enseignement Maodo boobu bi ngay wax jàngale jikko yi jàngal jikko yi lu am solo la moom lañ la doon jàngal ba pare soog cee teg leneen mais jamono gii ñu toll ñu ngi wax la crise des valeurs dafa mel ni kon loolu mission boobu mu jógtee woon dafa mel ni nit ñi perpétué wuñu ko wala ñu ko waroon a fexe ba mu saawaan baawaan defuñu seen. njabootam mosuñu cee génn ba ma ne njabootam du ñu sant si yàgg wax na ba tey ne kër gi santul si yàlla la sant. njabootam mosuñu cee jóge dafa fekk ne réew moo dem ninte dafay am ñu yilif réew ma Seydi Hadji Malick maam borom Touba yilifuñu réew mi ak seen njaboot réew mi Senghor a ko yilifoon jox ko Abdou Diouf mu jox ko Abdoulaye Wade mu jox ko Macky Sall ñoom ñoo mën a taxaw wax ne lii ñuy wax kii crise des valeurs bu fi tarixa yi nekkutoon dina pire kon dina gën a yàqu mais ñoom liñ ci mën am en termes de responsabilité ñi ngi koy assumer li ñu assumé wut moo di gouvernement bu taxaw ne ñun est-ce que ay tubaab lañu ay arabe lañu wala ay sénégalais lañu mënuñoo bari pexe ba nekk ay tubaab même bu ñuy jàng ci français di communiquer ci français mënuñoo bari pexe ba nekk ay arabe. mais on n'a jamais entendu intellectuels yi par exemple ñu imposer ñu dugal l'enseignement de Maodo l'enseignement de Serigne Touba dans le curricula de base. loolu tamit beneen combat de perdu la. xam nga bi ñu bindee téere diwaanu maam Sëñ Abdou Aziz Dabakh man mii maa ko présenté woon fii ci seen télévision bi 3000 pages Sëñ Abdou Baye ci lim bind ñu ne lu tax waxu leen ñu dugal ko ci mais duñu wax ñu dugal ko ci c'est-à-dire que gouvernement sénégalais ñooy fal gouvernement masagun fee fal gouvernement ne ko da nga ñuy dugalal njàng mi nii naa njàng mi leen di proposer tant que mi ngi leen di satisfaire loolu la ñuy jànge ñun gëm nañ ne man ci daara laa juddoo man université laay jàngale ci français laay jàngale mais man ci daara laa juddoo xam naa li daara def ci man pour ma ñëw université ak sa morom yu bari. alors dinañu ñëwaat si professeur. mais loolu c'est un problème de projet de société gouvernementale. Gouvernement du Sénégal mooy taxaw ne dañoo bëgg une école sénégalaise man damaa gëm man bay jàng ne lii ñuy jàngale ci Sénégal du école sénégalaise. daañu ñëwaat ci moom professeur ci kanam ginnaaw xibaar yi léegi ñu dem seetaan fi